dama bëgg lépp loo xam ne nii sama papa amu ko woon ci làmb wala samay frère amuñu ko ci làmb man dama ko bëgg am ci làmb donc tey yàlla def na combat bi taxaw na boole na leen man aussi je crois que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga intérêt pour combat bi am ci jàmm que ñu xam fan la dëgg gi féete parce que pour man tey Modou bëgg na wane ne du moromu Ama ñoom Balla la amal affaire Ama aussi bëgg na woon Sénégalais yi ne leen man accident amatul benn mbër ku daan Malick Niang daan Tapha Tine amatul benn mbër boo xam ne mënoo ko défier donc accident tey je veux être roi des arènes donc yaakaar naa ne ñoom ñaar daal ñoo gën yàkkamti sax jàkkaarloo pour ñu mën a xam réellement fan la dëgg gi féete. macha allah loolu am na solo mais ban dernier kàddu rek ngay jox ñi nga xamante ne ñoo di amateurs yi ak supporters yi nga xamante ne ñoo ngi xaar yeneen événement yu war a ñëw ci kanam ñu xaar ko rek lan nga leen di jox. waaw xanaa di wax sénégalais yi rek ñu ànd ak ñun ñëpp dal surtout supporters yi te xam ne lii làmb la rek événement bu nekk am na fii boo rappelé woo en 21 mars 2010 diggante Modou Lo ak Balla Gaye nii la demee woon keroog def nañ benn face à face ci quai de pêche de Mbour maa ngi rappelé wu am na ñu jóge ay côté Cap Skirring am ñu jóge ay côté Tamba ñiy jóge ay Jifeer ñi jóge un peu partout ci région yi ci Sénégal xëy ñëw fa keroog fa la ñu yendu keroog booy xool signature bi ma face à face bi mujjul àgg tellement que y avait du monde keroog sax la quai de pêche bi jël décision wax ne à partir de moom maintenant dootuñu def foofu benn face to face ak promoteur bu mu manti doon parce que li fa yàqu woon dafa bari mu amoon ay blessés et tout donc lu yàgg ci làmb la mais nit ñi nañu ànd rek ak seen sago ànd ak seen xel te xam ne fii aussi depuis Abdourahmane combat bu ne am na fi jaar-jaaru combat yi fi jaar bari na peut-être bi particularité bi mooy ñaari xale lañ yoo xam ne dañu tolloo gannaaw tolloo jamono nekk ñaari mbër yoo xam ne tey bu ñu taxawee ci digg géew bi mënoo wax ne kii moo ëpp doole wala kii moo ëpp wala kële moo kii parce que xam nga diggante Balla Gaye ak Modou Lo mën nga wax ne sax Balla moom moo ëpp doole Modou Lo mooy nekk toujours favori même si il est en baisse de forme waaw mais diggante Ama Baldé ak Modou Lo bu ñu simmee ko ba taxaw ci digg géew bi ku ne diw mooy daan rek jour boobu da nga ko faral te ku ci nekk ku ànd ak Ama di nga xam ne Modou Lo dina mën a daan Ama ku ànd ak Modou Lo aussi di nga xam ne Ama dina mën a daan Modou Lo parce que ñaari mbër yi li ñu tolloole dafa bari dañu tolloo taay tolloo doole ba pare tolloo gannaaw da ngay tëgg combat ñaari mbër yi di daje ci télévision yi lu mel noonu yàgg na am mais boo xoolee peut-être li ci am tuuti différence ak yeneen combat yi combat bi aussi dafa toll noonu et puis ñaari mbër yi tamit ku ci nekk say supporters nanguwuñu la bàyyi nga dem yow kese donc moo waral démb bi Ama di ñëw mbooloo génn Pikine génn gunge ko bi Modou di ñëw tamit Parcelles parce que combat bi moo toll foofu parce que dafa nekk un combat boo xamante ne nii day combat boo xam ne Sénégalais yi dañ ko soxla mu nekk combat boo xam ne tamit dañu ciy waxtaan lu bari te gars yi yàkkamti combat bi pour que aussi ñu mën a xam dëgg gi fan la féete parce que Ama Baldé dafa mas daje ak Modou Lo mbapat ñoom ñaar presque même génération li ñu magantee bariwul Modou Lo aussi gis nga bi muy ñëw en 2006 kenn gëmu ko woon mais il s'est engagé am jom reyante ba xëy tey yàlla def mu nekk roi des arènes Ama Baldé aussi nekk étoile montante nekk doomu Fallaye aussi Baldé parce que Fallaye Baldé foog ñu di ko tudd parce que Fallaye Baldé dafa bokk ci mbër yi nga xam ne presque man dañ wax ne c'est l'un des meilleurs lutteurs sénégalais de l'histoire kooku tey bu fekkee dafa am doom ju mel ni Ama moom it mu ñëw ci làmb ji nga gis fi mu jaar ak Malick Niang corrigé ko barki démb fere na fi Tapha Tine war a daje ak Modou loolu tamit xam nga ne du mën a yomb enjeu beneen bi tamit mooy mu nekk rakku Balla Gaye gis nga Balla Gaye tamit fi mu jaar ak Modou Lo 2 fois donc tey bu Ama accès pour la première fois mu war a bëre combat royal Modou aussi depuis boobu mu nekk roi ak léegi mu war a aussi jël couronne bi mettre ko en jeu loolu tamit noonu lay demee parce que
c'est la jeunesse ay xale lañu donc Modou mbër yi mu bëreel ñoo gën expérimenté mais terewul aussi Ama mu ngi ci yoon moo waral combat bi aussi xam nga ne diggante Parcelles ak Pikine aussi derby lay mës a doon donc loolu moo tax combat bi toll noonu moo waral aussi démb ñu gunge leen parce que kenn nanguwu ci bàyyi sa mbër moom kenn rek mu dem wuyu ji donc gis nañ ne nag démb bi ñu dajee foofu lii xajul fii moo waral ñu mujj ko renvoyé loolu aussi dinañ ci réunir ñun structure bi bu ko defee tamit ci yeneen échéance yi ñu jëm nga xam ne ñoom war nañ ci dajewaat. C'est vrai c'est normal aussi loolu am na lu mu wone te ñun def nañ ci jàngat parce que déjà Luc man maa ko jiitu foofu ci lieu bi parce que man maa ngi fa depuis ce matin bokkoon ci di def mise en place bi ak yooyu mais man bi ma commencé gis supporters yi commencé ñëw oo naa ko wan ko ne ko fii daal lii ma fi gis xam naa ne lu jéggi dayoo lay doon mais moom bi mu ñëwee aussi mu gisal boppam ci la dema non lii daal lu doy waar la il faut ñu jéem a jël décision boo xam ne dina mën a tax ñu renvoyer affaire bi pour prochainement ñu xam léegi nan lañ ko war a defaate quoi waaw parce que vraiment ñaari mbër yi ñoo toll noonu nag combat bi aussi toll foofu mais aussi lu baax la ci ñun pour que ñu xam ne combat bi bu combat caaxaan donc pour organiser ko en ce moment il faut que aussi ñu jël ci ay matuwaay yu wóor surtout nag ci côté sécurité parce que am nañu commencé wax ne combat bi est-ce que dina xaj sax arène nationale donc combat bi bon dafa jege Pikine ak yooyu mais loolu lépp sax du ci dara mais en tout cas daal lu ñuy xalaataat la war ci waxtaan structure bi bu ko defee ñu mën a xam après daal nan lañ ci war a mën a def du yàgg dara dinañ waxaat ak sénégalais yi ban décision daal lañ ci jëlaat parce que ñaari mbër yi mën nañu bañ a daje mais am na yeneen lieux yoo xam ne war nañ fa mën a daje ak plus de sécurité pour que aussi bon ñëpp nekk ci jàmm amateurs yi ak supporters yi ñëw ci jàmm mbër yi ñëw ci jàmm promoteur bi ñëw ci jàmm bu ko defee ñu mën a amal combat bi ci jàmm parce que fi mu toll nii làmb ji moom bu ñu waxantee dëgg jàmm la soxla parce que boo xoolee 2 dernières années yi xaw na dellu gannaaw te combat bu mel ni combat Ama Baldé Modou Lô je crois que combat la boo xam ne tey war na mën a delloowaat làmb place am loolu nag pour mu am foog mu am ci jàmm ak salaam pour que aussi combat boobu mën a mel ni nga xamante ne ni noonu la ko amateurs yi xaare ci li nga xamante ni yaakaar naa démb am na fekkanam mooy bi nga xamante ne moo di liggéey ak ci lañu gis Ama Baldé génn bi dem waaye bu ñu xëyee tey toog nañ ci mel ni ak bi jur Baldé mais li ñu xamal mooy li mu war la woon ak promoteur bi jox na ko xëy na kon bu dee leneen la ñu war a waxaat rek ñoom ak promoteur bi mais beneen adversaire ba ñu ak promoteur bi parce que dañoo gis moom moo créé retard ba Ama wala ji non dégguma sa question boobu waxaat ko ma dégg dañoo gis ni ci bi nga xamante ni Ama bi ngi ñibbi dafa fekk juste mënoo ci yegg rek après ñu gis ñoom bi ñu waraloon ak promoteur bi def nañ ko teel nañoo ñëw dugg ci li nga xamante ni tey moo di saa bi kon seen adversaire moo indi rek moom waral ñoom ñu génn dem waaw mais loolu yàgg na ci làmb boo fàttali ko en 2012 le 4 avril 2012 bi Yékini di daje ak Balla Gaye seen jàkkaarloo bu mujj c'était le 4 avril 2012 stade Lat Dior bu Thiès yaa ngi rappelé wu mais keroog Yékini bi mu ñëwee dafa toog benn diir Balla xaw tardé mais moom benn moment dafa génni làmb ji ñibbi bon bi mu génnee bi muy génni juste la Balla di agsi donc retard yooyu mënul ñàkk ci làmb parce que peut-être ay bon situation jóg bi lay doon des fois mu doon aussi ci tali bi des fois mu doon aussi ay tegtal et tout mais li promoteur bi waxoon ak ñoom def nañ ko parce que man gis naa Ama ci biir studio bi ñu waroon a defee nu mu tuddati émission bi mu ngi taxawaa face à face bi foofu mu ngi taxawoon ci bunt bi donc man romb naa ko foofu ay yoon di dugg di génne donc Modou jotul dugg si mais yu mel noonu mënul ñàkk ay problème mu kii wak yooyu ay retard ak yu mel noonu loolu lu dara ci làmb du mën a ñàkk mais li wóor te wóor daal mooy muy taw wala muy noor wala muy nawet yàgg ñoom ñaar
daanu daje dinañ jàkkaarloo waxante seen biir ba pare incha allah bu ci yàlla àndee te nangul lim may woon dinañu jàkkaarloo tàkkusaan boo xamante ne nii dinañu xam fan la dëgg gi féete parce que fi mu toll nii dëgg gi amateurs yi bëgg nañu xam fan la féete parce que Modou daf ko daan ba pat Ama ne ko j'étais trop jeune xale laa woon Modou ne ko léegi man fekk nga ma ci arène bi ma reyante ba nekk roi des arènes Ama ne ko dara man tamit dama bëgg lépp loo xam ne nii sama papa amu ko woon ci làmb wala samay frère amuñu ko ci làmb man dama ko bëgg am ci làmb donc tey yàlla def na combat bi taxaw na boole na leen man aussi je crois que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga intérêt pour combat bi am ci jàmm que ñu xam fan la dëgg gi féete parce que pour man tey Modou bëgg na wane ne du moromu Ama ñoom Balla la amal affaire Ama aussi bëgg na woon Sénégalais yi ne leen man accident amatul benn mbër ku daan Malick Niang daan Tapha Tine amatul benn mbër boo xam ne mënoo ko défier donc accident tey je veux être roi des arènes donc yaakaar naa ne ñoom ñaar daal ñoo gën yàkkamti sax jàkkaarloo pour ñu mën a xam réellement fan la dëgg gi féete. macha allah loolu am na solo mais ban dernier kàddu rek ngay jot ñi nga xamante ne ñoo di amateurs yi ak supporters yi nga xamante ne ñoo ngi xaar yeneen événement yu war a ñëw ci kanam ñu xaar ko rek. daan rek jour boobu da nga ko faral te ku ci nekk ku ànd ak Ama di nga xam ne Modou Lo dina mën a daan Ama ku ànd ak Modou Lo aussi di nga xam ne Ama dina mën a daan Modou Lo parce que ñaari mbër yi li ñu tolloole dafa bari dañu tolloo taay tolloo doole ba pare tolloo gannaaw ba pare tolloo popularité parce que day ñaari mbër yi nga xam ne tey peut-être Balla Gaye ngay wax ci wàllu popularité mais tey ñoom ñaari mbër yooyu kenn ëpp leen popularité tey ci arène Sénégal donc loolu moo waral tey et puis fi ñu dajee aussi dafa baax maa ngi koy waxtaan ak sama benn góor bu yàgg ci làmb barki démb mu ne ma combat bi daf may rappeler premier combat Mbaye Guèye ak Robert en 1969 xam nga Robert presque c'est le meilleur lutteur séeréer de l'histoire nekk un très très grand champion bi Mbaye Guèye jógee armée daan sans njàmbur en 1968 ñu tudde ko Tigre de Fass muy monter en puissance Robert la ñu ko jox 69 c'était le 2 février 69 Mbaye Guèye dóor ko mu daanu boobu fekk na Robert doon champion ñëpp bëgg a bëri ak moom mu daan gaa ñëpp donc tey foofu la Modou toll daan góor ñëpp nekk roi des arènes Ama nekk étoile montante di yéeg di màgg di jëm ci kaw te xam nga ne Ama tamit mu ngi ci keppaaru Balla Gaye ci la màgg fi mu toll nii donc te Balla Gaye gis nga jaar-jaar yi mu am ak Modou Lo donc moo tax combat bi toll noonu enjeu bi toll noonu mu am particularité boobu mais après tout c'est un combat Sénégal lamb yàgg na fi am ñu ñaan rek ñun ñëpp jàmm am ñu fekke ko tal ko di lancer appel supporters yi ñu gën ànd ak seen xel rek xam ne lamb suñu cosaan la léegi industrie la mën nañ ko valoriser mu gën a jëm ci kanam mais nañu ko gën a rek toppatoo bañ ci boole lu ci bokkul bañ ci xuloo bañ ci xeex bañ ci gaañante def ko sport boo xamante ne nii day boole di dajale parce que lamb dafa rafet te suñu cosaan la bu ko defee dinañu mën a bëre combat bi mu jeex yeneen combat am Sénégal aussi di ci bànneexu tamit di ci gën a jëm kanam parce que vraiment léegi làmb gis nañ ne ñi ciy yëngatu bari na te ñi ciy faj seen soxla tamit bari na donc loolu daal ñu ngi koy lancé di leen gërëm tamit Sénégal Buzz di kontaan ci yéen bu baax vraiment di rafetlu tamit seen liggéey vraiment ok. waaye am na ay yoo xamante ne dinañ ci mën a waxtaan ak ñi nga xamante ne tey ñoo di sénégalais ñu dalaloon ko moom ci live ak di kontaan bu baax a baax di dalal bi nga xamante ne dalal lañ ko mbokk yi di leen jox ci